Assalamu alaikum. Tabarakallahu. ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci bésu barke bi ñuy dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu nu tal dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barkeem fa tabarakallahu ñu dellu si ci thème bi nga xam ni moom la ñu bëgg aborder te nu di ko tuddee Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif ou la suprématie de la lumière ahmadienne. Mu mel ni li mu ëmb lu yaatu la ci jëmm ji ñuy waxtaane waaye li jiitu mooy leeral la noo tuddee wàllu suprématie suprématie ki ñoo tuddee le créateur te mu di yàlla moom dong moo ko mën a def ci jaamam tànn na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sayidina Muhammad mu def ko muy l'être suprême ba tax na ku yàlla di yëkkateeti ma ngi lay yëkkati ci yëkkati bi mu yëkkati yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñi mu tànn pour ñu wane suprématie bi ci leeram tolluwaay bi mu jël ki ko ci doy ci shahada ak ci xayb muy Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif mu def ko mu doon xatmiyam waaye xatmiya boobu aussi ñu ëmb ko ci ñaari xaqiqa xaqiqa bi ci monde shahada di séddu mooy cofeel bi ñuy am ci jëmmu jooju te mënuñu ko xam xaqiqa bi nga xam ni moom la ci monde xayb di séddu mooy yëg-yëg bi ñuy am ci jëmmu jooju ndax dañu ko xam parce que am na koo xam ni kenn mënu ko xam fii
xëy na ëllëg yàlla dana am lëm la ca diyee te bu lay dee it du la wax lépp. jàngale na ko moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif jaare ko ci salaatul fatiha muy bi muy julli ci yonent bi te di wax ni yonent bi kenn mënu ko xam dafa ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima uxliq dellu ni wal xaatimi lima sabaq dellu ni naasiril xaq bil xaq dellu ni wal haadi ila siratika al mustaqimi dellu ni wa ala alihi xaqa qadrihi xaqa qadrihi soo koy indi wa miqdaarihi al azim parce que mi ngi wax ni loo julli ci yonent bi nee na di nga toll ci cëram pour miin ko foo xam ni da ngay lot ki la mën a mottalil ni cëram toll ba mu julli ci moom ci dayu boobu nee na mooy ki ko bind te mu di yàlla. moo tax moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñu mën a natt suprématie bi nga xam ni am na ko ci benn teggin teggin bi mooy léeg-léeg nga dégg lu noo tuddee wàllu cër waaye ñi la mën a décrire luy cër barewuñu waaw parce que koo ci laaj rek dafay am fu kàddoom di daanoo te mooy nit diw borom cër la ndax maamam nàngam ak nàngam te cër nit du ko joxe yàlla moo koy joxe moo tax bi ñuy demandé sax yonent bi tolluwaayam ndax dana am ndona yàlla ni maa kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallah wane ni ndona mënul am en tant que prophète bi yonent bi doon ndona mënul am en tant que meilleur des êtres créés bi yonent bi doon mën na am nag xëy na ci wàllu kiñ koy xoole waaye kiñ koy xoole it àdduna du yàgg ba mu doon yonent bi organisation bu ni mel moom la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif yàlla décortiquer roxam ci boobule organisation ba tax na ñi ko xam ci monde xayb lu ñuy natt dañ koy tànn comme nattukaay li ko indi mooy dafa am toogin boo xam ni amul benn waliyu bu am toogin bi ni mel xam naa du doon nag li ñuy interprété ci wàllu xaal rek ni nu ko miine waaw ndax booy dund ci shahada boo bëggee am jàmm da ngay miin xaalu nit ñi mooy kenn ku ca nekk rek mën na tagg ka mu gëm ba daanu ci leer waaye du tax nag nga ni ca la mu daanu ca kaw leer la waaw ndax léeg-léeg nga tagg nit ba daanu ci aada moo tax yonent bi ni woon li ngeen bëgg aada bu ngeen di tagg sama maam yi na ngeen am fu ngeen yam waaw ndax am na foo xam ni bu ngeen ko jéggee dugg ci aada waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani it ni tagg ma doy na ci nga wax ni may xat mi yonent bi parce que leneen loo indeeti ci gannaaw lu tuuti lay doon waaw moo tax ñu ni boo miinee xaal kenn ku nekk galañu kàddoom bu jógee rek nga dégg fa mu wax waaye fekk na ki mu doon moom soo ko bëggee jàngat ci thème bi tey benn exemple rek lañ ciy indi pour montrer sa suprématie dans la lumière ahmadienne
te mooy béréb bi nga xam ni nitu yàlla yi amuñu fu dul béréb boobu te muy xadaratul ilahiya. nitu yàlla yi amuñu fu dul béréb boobu parce que tey boo demee interroger benn ministre ci àdduna bii nu ne nga wax que ni que na la tekkil fan la mën a wax ni ministre yi amuñu fu dul foofu, day wax mooy sunu gouvernement. ndax bis buñ la génnee foofu ñu ni bokkatoo, bis buñ la destitué ñu ni bokkatoo, bis buñ la remplacé ñu ni bokkatoo. moo tax nitu yàlla yi ñoom it amuñu lu dul xadaratul ilahiya, ndax fa la organisation xëy bu ne. fa la ñuy xàmmee it ñaari baat yoo xam ni ñu bari duñu ko réere. bi ci jiitu mooy la vraie prophétie détenue par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. bu yonent bi dugg see ñëpp xam ni mooy sangu yonent yi. waaye fa la ñuy xàmmee it le vrai pouvoir spirituel détenu par Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. bu dugg see ñëpp xam ni mooy sangu wali yi. mais benn bu ci nekk dafa am ci feeñuwaay buñ koy tekkee, te ñi fa nekk di seetaan spectateur rek lañ. lu ñu fay dogal borom bi moo koy dogal, parce que kenn ku nekk sa numéro ba nga war a toog nit du ñëw toog sa place. te pourtant ñëpp daañ leen convoqué avant le début de la séance. wali yi yëpp daañ leen convoqué avant séance bi di commencer, te kenn amul droit tardé ko, parce que ku ko tardé dafa fekk benn ci sanction yi dal la. xëy na muy tardé wala muy xislaan, ku ko ci tardé rek fekk na benn ci sanction yi dal la. mais kenn ci wali yi amul droit wu waxtu bi jot te teew, parce que mi ngi ci agenda wam de 18h ba 0h mi ngi ci agenda wam. zaman bu nekk it ñi ko koy fàttalee ngi ci nopp. waaye excepté Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani, parce que moom agenda wam waxtu nekku ci, ndax waxtu tënku ko. te yonent yi fa bëgg teew ku fay teew da nga demander permission jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu bind ko ci sa agenda. yonent yi bëgg teew ca xadaratul ilahiya, ndax léeg-léeg dañ fay ñëw di fekkee séance bi. ku bëgg teew da nga bindulu jaare ko ci yonent bi, ñu bind ko ci sa agenda. Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani agenda wam waxtu nekku ci, ndax toogaayam moo tax. waaw te koo xam ni warul dugg si lu dul ña waroon teew ñëpp teew, soxlawul nga koy fàttali waxtu ba muy dugg si, parce que dana yëg ni su waxtoom jotee rek mooy ña waroon teew teew nañ ba noppi. te kenn du dugg biir monde xayb te yëguñu ko. waaw kenn du dugg biir monde xayb te autorisé wuñ la. kenn du accéder biir monde xayb te invité wuñ la. xam nga moom la ñu bari di jaawale léeg-léeg ci bu ñu déggee dialogue am ci diggante jaam bi ak boromam, ñuy jaawale dialogue bi di wax fan la nit mën a war a mën a dialogue ak boromam. te ñi ngi fàtte ndax yàlla boo bëggee dialogue ak moom, xam nga li nga dul mën mooy tànn place, moom mooy tànn place. yàlla boo bëggee dialogue ak moom li nga dul mën mooy choisir sa place yow, moom mooy choisir place.
moo tax mu choisiral yonent yàlla Moussa Tuuri Sini mais mënoon na dialogue ak moom feneen fu dul Tuuri Sini waaw parce que dialogue na ba tàyyi ak yonent yàlla Ibrahim te noté wuñ ko bi ñu noté mooy dialogue bi mu def ak moom ca wetu Kaaba ga rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim ñaan boobu lu ñu noté alquran indi ko waaw waaye dialogue nag moom fu nekk noonu lay tànni wali yi di dialogue ak ñoom Abu Zayd Yazid al-Bastami it gis nga dialogue ba mooy ba mu demee bay dialogue ak borom bi ba borom bi laaj ko lu waral sa promenade bi mu wax ko borom bi ni ko ñëwoo sur invitation kon maa ngi wax ni nga mel ñëpp bàyyi la mu ni ko man it maa ngi wax sa yërmande na mu toll ñëpp ni ndeke jaratoo jàmm ndax sa yërmande na mu toll waaw borom bi mujj ni ko kon nañuy def rek mooy la noo tuddee compromis nga noppi ma noppi waaw xam nga foofu la dialogue bi am ak ba mu dialogue ak malaayika yi waaw kon bu ci nekk yàlla dina tànn benn moment dialogue ak ka nga xam ni bëgg na ruuxam dégg ko léegi nag yeneen réalité yi te mooy benn yitteel mooy bi mu jox Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bu ñëpp teewee ca xadaratul ilaahi ñëpp laa wax ña fa war teew waaw pour ñi defe ni ay compétition am na moom la ñuy annoncé ñëwam lu tax nu koy annoncé parce que bu dugg see du yam ci ñu toog di ko xool dafa am la muy jëriñ wali ya fa nekk waaw te xam nga lii yéeme mooy gis nga malaayika bi koy annoncé balaa mu koy wax fekk na mbooloom wali bu fa toog yëg nga ñëwam ndax sa rox moo koy yëg waaw kii zikr ba toll ci état ba ñoo tuddee état xaal gis nga xaal boobu di ko yëngal ba nga xool ka dafa ni àndul ak sagoom xaal bu ni ëpp mooy yëngal wali yi seen rox bu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani waree ñëw ñu annoncé ko annonce bu ànd ak tijji porte yëpp annonce bu ànd ak ñi doon commentaire ci biir ak doon waxtaan yëpp dal nañu li leen dalal du ñoo noppiloo seen bopp seen rox moo leen noppiloo waaw xam nga ci shahada ngay toog nit di wax ba yàgg nga ni ko déglu ma noppil mais ci xayb sa pouvoir mooy dicter sa loi soo bëggee ñu déglu la nit ki day wax ba yàgg ñu couper voix bi son bi nga wax li ngay wax yëpp voix am soogay émettre mu continuer comme ni ñuy couper zikr Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani lu tax buy dugg si doo dégg coow c'est parce que voix yëpp coupé nañ leen mu dugg si ak grandeur spirituelle am xam nga grandeur spirituelle moo tax nit di dox yëkkati tànk ànd ak suuf si sabba ni moom ba noppi tegaat tànkam boo amul grandeur spirituelle boo tegee sa tànk yëkkati da ngay defe ni yow rek ay zikr mais suuf si zikrul te am na fu nitu yàlla di toll même suuf si dafay dégg zikram waaw moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani di doxam bu teey boobu waaye di yore kanam googu ak caractère bi ñu ko miine waaye di yore pouvoir boobu ak force physique bi nga xam ni dafay doon loo xam ni lu apparente la ñëpp mën nañ ci teg bët dugg seem boobu bët yëpp di ko xool ndax bët yi koy xool kenn ku ca nekk mi ngi leeral ci sa vision loo xam ni bu dugg siwul woon doo am vision bu ni mel muy dox ba yonent bi akolaat ko te defe naa la góor gu tedd ga doon wax ni am na koo xam ni fa mu toll bu ko yonent bi akolaatee keneen ku waxati ci moom it dafay xam ni da nga sawar rek waaye yonent bi moo la gën kon organisation boobu dara du ko gën a rëy ci côté spirituel waaye teewul mu dox teewul ña fa nekk di ko xool ba ca fauteuilam bu tedd ba nga xam ni ku nekk toog nga ci sa fauteuil
mën làmb ci wet gi mu des place ca xadaratul ilaahiya lay wax ku nekk toog nga sa fauteuil mën na làmb ci wet bi dugal sa loxo Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani fauteuil bañ ko tegal la muy rëy rëy bu toogee amul fa loxo di dugg ndax fees ma ni xanaa boo koy contempler da nga mën a koon jàng ar-rahman alal arsi istawa parce que dootoo mën a xam yàlla kon moom suñu waxee ni yam naag aras da ngay xam ni waxin rek la waaye yàlla xëjul ci benn monde xëjul ci benn état xëjul ci benn xaqiqa kon lu ci nekk dana indi tajaliyaat boo xam ni ferñeent la ba muy feeñe ku ko neex nag mu jël mbubu ma solal la boo xoolee jàng ca la nga war a jàng mokkal ca la nga war a mokkal waaye du tax nag nga mën a comprendre dëgg-dëgg borom bi ndax kële mooy xatmee bi te bu toogee boo dugalee sa loxo place amatul waaye nga jàng ci moom loo mësul gis ndax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif soo ko doon jàng di dellu si ci bani aadama soo ko doon jàng di dellu si ci nuuru Muhammad da nga naan jàng nga un être humain comme ni yàlla jëlee yonent bi dugal ko ci xeetu bani aadam bu ko neexoon mu def ko malaayika defu ko bu ko neexoon mu def ko ci beneen xeet defu ko mais mu jël ko def ko un être humain kon mën nga jàng ni nit a toog mën nga jàng laa wax ni nit a toog waaye nit ki toog it am na loo xam ni mën nga ko jàngaat ci moom te mooy ni leer moo toog ndax ci contemplation bi gis nga ni am na loxo ndeyjoor am na loxo càmmoñ waaye li lay jaaxal mooy toog ba mu toog ca xadaratul ilaahi loxo ndeyjoor bi ak côté boobu yëpp ma ngay dégager benn lumière boo xam ni lumière baa ngi bëtt ci kaw ba bëtt ci suufu fauteuil bi munoo xam fa mu tàmbale munoo xam fa mu yam côté càmmoñ ba it ma ngay dégager même lumière bu mel noonu te lumière ya nee nga ci ndit la nekk te boo dégloo malaayika yi laaj leen lan la ñu ni la bii mooy xatmiya bi xutbatul usna nga ni bële ci càmmoñ bi ñu ni bële mooy katmiya bi xutbaaniyatul kansam nitu yàlla yi ngi janoog ñoom mi ngi mel ni ñaari rideau ko seq te du ay rideau de mbaggu nday jooram la ak mbaggu càmmoñam waaye lumière yaa nga jóge ca kaw di wàcc ba ci suuf ci nday jooram bii mbëggay jóge ca kaw di wàcc ba ci suuf di càmmooñam ñu ne la bii xatmiya la xutbaani yu baa nga nee di xutbaaniyatul usna ñu ni bii katmiya la xutbaani yu baa nga nee di xutbaaniyatul kansam nga ni xanaa fa la leer yam parce que ku toog sa mbagg mu nekk di dégager benn lumière ñu ni déedéet xoolal juróomi baaraam yi ñu ni xoolal juróomi baaraam yi moment buy nuyoo ndax dana nuyoo waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani bu toogee saal ba yëpp a nga toog dana yëkkati loxoom ni assalaamu aleykum ñu ni ci moment boobu bul xool nuyoo ba parce que nuyoo bi soo ko toppee dana neex ci sa xol ba nga fàtte ni yaa ngi ci saal bi ñu ni bul xoolit làmmiñam bi koy wax ndax boo xoolee làmmiñ bi di nga gis leer gi di génn ba da nga defe ni jant nga janoon ñu ni fexeel rek sànni sa bët ci juróomi baaraam yi lan la benn baaraam baa ngi nii moom it ma ngay projeté benn lumière ba lan la ñu ni mooy nuurul miftaax nuurul miftaax baa ngay dem ba ca axtaab bi leen jiite di ko sang muy sang ñeneen ña mu bokkal jamono mooy ba barzaqi al-ahraasi mooy nawaaru kawnu fitratul masri ruqyatun falakin sang bi dellu nekk nasrul wilayat cheikh al akbar wa nubuwatu cheikh al ashar هذا إمامنا البحر قائم أعجمة القطب شيخنا التجاني هذا غوث السمداني
بصمد لله هذا سر الولاية الكبرى روحانها نبوة الأعظم. ما شاء الله. benn baaraam bi ndax ci nuyoo bi laa ne ñu ni bu la na muy nuyoo yóbbaale xoolal benn loxo ba ak juróomi baaraam yi benn baaraam baa ngay dégager benn lumière bu ñoo tuddee nuurul miftaax ma ngay sang benn axtaab baa ngay sang wali yi jamono nga ni xanaa projection bi fa lay yem ñu ni xoolal ñaareelu baaraam bi ma ngay dégager beneen leer ga ñoo tuddee nuurul kunuus ma ngay sang beneen axtaab baa ngay sang wali yi jamono nga ni fa lay yem ñu ni xoolal ñetteelu baaraam bi ma ngay dégager nuurul xaasiya ma ngay sang benn axtaab baa ngay sang wali yi jamono ñu ni xoolal ñeenteelu baaraam ba nga ni la muy dégager ñu ni projection de lumière nga ni lan la ñu ni nuurul kanzi ma ngay sang imaam al mahdi ngay sang waa فاز منها قطوب بالكرامات نال التيجاني ابو العباس وكيف ما عليه السلام كل ريال نفس ويل سيد منتظر نال التيجاني ابو العباس اياتي قد فاز منها قطوب بالكرامات macha allah ñeenteelu baaraam bi ma ngay dégager nuurul kanzi ngay sang imaam al mahdi ma ñu yaakaar muy sang monde shahada ak xayb ca nuyoo Cheikh Tidiane Chérif la juróomeelu baaraam bi ca nuyoom ndax asalaamaaleykum la waxte benn loxo la tàll nga gis ci juróomeelu baaraam bi ñu rëdd ci ñetti xaqiiqa lumière benn xaqiiqa ba ca jiitu ma ngay mel ni lamp bu jóge kaw lamp bu jëm suuf ñu ni lamp boobu lan la ñu ni lamp boobu moom la ñoo tuddee faydu tijaniya te juróomeelu baaraam ba leer gaa ngay génn projection baa ngay dem jëm kaw projection baa ngay dem di dugg ci suuf wëli yaa ngi koy xool ñu ni waaw luy juróomeelu projection ba ñu ni mooy faydu tijaniya te yow da nga defoon ni tarixa tijaan tarixa rek la comme nii ñu ni la ci faydu tijaan yi am na yeneen ñaari leer yu ko seq benn bi mooy xaqiqatu muhammadiya ca la aarif yi di naane benn bi mooy xaqiqatu ahmadiya ca la almaarifi laxwam di naane kon ñetti leeray tàkk ca juróomeelu baaraam ba ca digg ba ma nga mel na alif ëmb faydu tijaniya beneen ba ca wet ga mooy xaqiqatu muhammadiya arif ya ca la ñuy naane beneen ba ca góos ba mooy xaqiqatu ahmadiya almaarifi laxwam fa lay naane te dafa ni assalaamu aleykum de loxoom génne loolu ci leer ñu ni kon moom mi toog li des ci moom lan la ndax jàngat ngeen leer yi na muy doxe ci moom être humain la de ba mu toogee ci fauteuil bi def nga nii loxo duggul ndax fees na juróomi baaraam yi la yëkkati ni assalaamu aleykum bii nuurul miftaax ma ngay étinceler jëm ca benn axtaab bii nuurul kunuuz ma ngay étinceler jëm ca beneen axtaab bii nuurul xaasiya ma ngay étinceler jëm ca beneen axtaab bii nuurul kanzi ma ngay étinceler jëm ca imaam al mahdi bii ma nga ëmb ñett ci ay leer xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu ahmadiya faydu tijaniya ñëpp ngay naan ca nuyoom ba
wali yëpp nga toog ku ca nekk ña ngi la branché benn lumière ca nuyoo Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moo tax kenn du laaj kon kan moo war a joxe ordre bi ñu exécuté ko parce que ka toog ak leer googu xam nañ ni ordre bi ci moom lay jóge mës nga gis nit ku dugg ci si saal di dundal ay axtaab ci leeram kenn ku ca nekk leera nga samp ci yow samp sa wali yi jamono te leer ga fa mu jóge ca baaram ba léegi ñu ni sunu pareekoon ci lisaanul xaal ndax danañu laajte naan kii léegi ndax mooy tabbu wali jarul laaj xatmiya mi ngi xutbatul uzna mi ngi ci biir xatmiya katmiya mi ngi xutbaaniyatul kanzam mi ngi ci biir katmiya waliyu miftaax ñi ngi waliyu kunuz ñi ngi waliyu xaasiya ñi ngi imaamal mahdi al muntazar nuurul kanzi mi ngi xaqiqatu muhammadiya mi ngi xaqiqatu ahmadiya mi ngi faydu tijaana ngi kookoy kan kookoy cheikhu Tijani Chérif jërëjëf Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani